fii moom centre d'éveil la suñu benn programme la boo xam ne avec PADES bi nga xam ne yàgg nañ liggéey ak ñun mu ngi commencé depuis PIDES tey PADES nekk fii ñu tabaxoon benn centre d'éveil centre la boo xam ne dañu fay jàngal xale yi comme case des tout petits la quoi xale yi ndaw ndawaan lañu fay jël ci yenn âge yu ndaw jël leen jàngal leen vraiment ba ñu former leen ba ñu mooy dem ci école yu mag yi mu nekk loo xam ne nag njëriñ la ci gannaaw rek ndax xam nga fii nous sommes dans la banlieue population bi xaw na takk lool macha allah kon xale yi dañuy xaw a bari foog ñu am fu leen mën a téye récupérer leen ci leen jàngal parce que éducation dafa nekk base u développement wu réew. waaw yéegu kontante rek ginnaaw bi ñu sante yàlla julli Seydina Limaamu alayhi salaam dañuy ñaanal xalifa bi muy Baye Abdoulaye Thiaw Laye ak ay rakkam yëpp njaboot gi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu Cambérène gépp góor ak jigéen commencé bopp ba si suuf di sant ñëpp Cambérène gépp a kontaan tey ñëpp a kontaan lii lañ doon xaar te tey ñu ngi si cëppaandaw ga vraiment tey yëg-yëg boo xam ni vraiment amul doyo moom la ñuy yëg suñu yaram. yëg fukki loxo ak juróom ndax loo xam ne da nga ko doon wit lu yàgg di ko séntu ba mu ñëw yàlla indil la ko donc loo def lu bi nga bien gërëmee yàlla mooy téye ko fukki loxo boole xol yi ñu ànd liggéey ñëpp ku nekk daf ko moomeelam ndax ñëpp ko moom lu ñëpp bokk kenn mënu ko séddoo dañ koy téye naka ñëpp téye su bu ko ñëpp téye rek incha allahu rabi daan ci am ndam. donc ñu am mbégte lool parce que léegi mën nañu wax ne à Fass léegi am nañ maternité bu baax bu bees bu mucc ayib matériel bi disponible na mbégte rek lañ ci am te population yi dinañ ci bég ñi dëkk ci gox bi ñoo ci gën a bég léegi dootoo jël oto di yóbbu sa jabar mu mucc fu mel ni Abass Ndao wala feneen da nga koy jàpp ci loxo rek mu jàngat nga andi ko fii mu def ko nga jaar fii ñu defal la say kayit vraiment yomb na ci jigéen ñi te xam naa ne jigéen ñi ñoom dinañ sant yàlla bu baax bi ñu amee lii quoi. donc am naa satisfaction pour man am naa satisfaction pour population yi di sant aussi ñi nga xam ne ñooñu jàppale ba ñu toll fii waaw d'abord maire bi mooy jëkk maire bi moo war a xam ne lii mu fexe ba mu ñëw fii dafa ko war a sàmm ñaari yëf nag moo fi am dafa am li nga xamee ne ñi fiy liggéey lañ ko dénk ñoom nañ ko defar ba mu baax ñi ci kaw dëkk ci kaw nañ defar fi ñu dëkk ba mu baax fi ci suuf maire bi dina ci def li mu war a def par sous le contrôle du secrétaire général ah waruñu ko caaxaanee dañu andi suffisamment de femmes de charge dañu andi suffisamment de matériel de nettoiement pour ñu jàppale leen ñu koy sàmm bu baax. liggéey bi rafet na kontaan nañ si ndax xam naa ne liggéey bii ñu def nii ñun lañ ko defal ñun jigéen ñi jigéen ñi dëkk ci gox bi ñun lañ ko defal ñu ngi kontaan am mbégte duñu def nag lu dul sàmm ko rek lañ bëgg suñu doom yi liggéey fi ñun ñu fi dëkk liggéey fi parce que lii ñun ñoo ko moom balaa ñuy dem di wàlliwaan feneen ñu def ko suñu dëkk fii lii lañ doon wut am nañ ko. waaw poste de santé moom njëriñam bëri na fi parce que lu ñu doon révélé bu yàgg waa Daaru Xuddoos parce que fi mu nekk daf ñoo arrangé ñun ñëpp ndaxte waa koñ bi ñëpp ñi nga xam ne dañ doon faju dañuy dem jéggi tëli wala wàcc pont te foofu dafa sori kon fii ñu ko defaral moom wax dëgg yàlla moom suñu kontaante la waa Daaru Xuddoos ñëpp. waaw waa gox bi moom lu ma leen di ñaax leen rek la ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci ndax li ñu leen defal seen yëf la ñoo ko moom su suma jigéen ñi ndax jigéen ñooy yaay ñooy ëmb ñooy wasin ñooy yor xale yi ñooy yor lépp kon jigéen ñi daanaka ñoom lañ ko defaral ñu gën see xam ne lii seen yëf la ñu gën koo fonk gën koo respecté daal suñu yitte la ñun ñëpp. waaw wër-gu-yaram moom xawoon na fi jafe parce que doo xëyee war a taal añ war a fóot jigéen ñi nga war a jéggi tëli dem faji sa doom fekk farang bu toll noo xamante ay 2 heures nga fiy ñëw wala nga yéeg pont wàcc bëgg a dem ñàkk sa doom wala sa doom gaañu léegi rapidement nga war koo piqûre tétanos da ngay am problème il faut nga dem jéggi tëli wala wàcc pont kon nag hôpital bi waa gox bi lañ ko defar dañ siy kontaan ci sant bu baax a baax a baax. sant bi lu dul baax rek baax na fi trop ndax dañoo nekk koñ goo xam ne dafa rukke te bu nawetee coono rek la gis ngeen fii yëpp koñ bi yëpp dafa taax ba ci biir kër yëpp dafa taax waaw poste de santé bi baax na fi trop jàmm rek lañ ci gis jàmm ak salaam rek lañ ci gis wax dëgg yàlla baax na fi trop baax na ci ñëpp du pour kenn pour ñëpp la
baax na ci ñëpp wax dëgg yàlla bu poste de santé bu mu amulee woon boo amee malade da ngay daw fii ba arrêt ba di wuti taxi yeneen saa yi balaa ngaa ñëw sa malade nekk ci danger yeneen saa yi balaa nga am taxi sa malade nekk ci danger boo balaa nga am taxi ba yegg sa buntu kër fekk sa malade nekk ci danger boo yegsee buub sa malade nga yóbbu ko hôpital boo dugg ñu ne la kii foo la nekkoon ba heure bi foo leen dugg ñu ne la foo la nekkoon ba heure bi fekk yoon bu yaatu moo amul ci koñ gi ak poste de santé bu jege moom lañ amul woon ci koñ gi voilà léegi am nañ poste de santé bu jege macha allah yàlla na ci wér topp man de lu ma leen di ñàkk ñun ñu fi dëkk lu ma leen di ñàkk poste de santé bii suñu poste de santé la ñun ñëpp ñoo ko moom kenn moomu ko buñ ko jéggi bu ñu jéggaani lu ñu muñ ta metti nañu sol suñu daal ñëw ba ci biir fii ñoom buñ ñu xoolee bu ñu mënul ci ñun dara ñu doog a jël oto dem feneen man de loolu laa ci gis buñ ko xeeb daal buñ ko xeebee rek xeeb suñu bopp ndax ñun lañ ko fi defaluñ ko fi kenn lu dul ñun waa quartier bi ak ñeneen parce que poste de santé du pour ñu waa quartier bi kese ñëpp lañ ko fi defal waaye ñun ñu dëkk fii ñun ñoo war a uuf lépp jël lépp muy suñu yëf daal. waaw centre bi ni ma ko gisee lu baax la et c'est venu au bon moment parce que li ñu wër yëpp lu mel ni amu fi nit ñi dañu am jafe-jafe pour faju soo bëgg na sa njaboot bu feebaroon da ngay dem ba Tëngéej wala nga dem Kër Massar léegi nag bu ñu amee lu mel nii nga xam ne à proximité soo génnee sa kër ne jàkkaarloo ak ñoom da ngay sant yàlla ko waaw te ni ñu ko gisee ak li ñu dugg yëpp su remplir conditions yooyu ñun danañ gën a sant yàlla quoi waaw di sant état bi aussi sant maire bi ñu ko attribué di sant nag président coopérative bi nga xam ne moo fàggu place bi mais gërëm aussi waa PADES ak surtout li ñu piloté affaire bi boole ci nag entrepreneur bi parce que consciencieux la quoi voilà ñu sant ñëpp daal vraiment ñu sant nañ bu baax a baax. waaw li may ñaax population bi moo di ñu téye ci jàppale ñi fi nekk waaw te jàppale leen taxawu leen yombale leen seen liggéey daal waaw mais nag dañuy ñaan ñu indi fi ñu baax ñoo xam ne ñu yàgg ginnaaw lañu ñoo xam ne am compétence te yaatu ba mën a accueillir population bi dal seen xel fàcc leen bon ñenn ñi ñu traité leen daal nu baax a baax daal incha allah. waaw centre bi de ça nous arrange vraiment parce que dafa ñëw au bon moment période bi mu ñëw ñëpp loolu la ñuy wër une structure de santé pour faju ak pandémie bi am ni mooy Covid bi mais avant ça sax lébu gi fii amuñu woon poste de santé suñu soxla woon pour faju dañuy génn dem feneen même pour jël tension sax da nga doon déplacé wu dem mais ñoom depuis bi ñu fi ñëwee présenté ñu kii bi ça fait tout juste 2 ans te respecté nañu engagement bi contente la daal suñu cité lébu gi bi moom ñun ñëpp xam nañ li ça c'est un joyau contentement la suñu donc dinañ ko téye bu baax dinañ ci liggéey nuñ ci war a liggéeyee entretien bi si war a am dinañ ko def respecter patients yi ak personnel bi fi ne dinañ jokkoo ak ñoom liggéeyante ak ñoom liggéey bu normal incha allah rabbi. ce projet là état moo ñu ko jox muy titre foncier dagg 30 hectares jox ñu def ko coopérative d'habitat bi mu ñu ko joxee aussi ñu def suñu projet terrassé borné def yëpp génne suñu équipement attribué ko ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci coopérative bi ba ñu defee loolu ba pare nit ñi ñëw nañ dëkke am fii association pour le développement ba nga xam ne mooy gérer li nga xam ne mooy cité bi ak infrastructure yi fi nekk am fi délégué de quartier am fi imam ba ñu weesoo loola dox ko ñu toppat maire bi si li nga xam ne mooy équipement yi fi nekk nan la ñu mën a jàppale ba ñu mën a defar équipement yi man ki jariñoo si la waxee coopérative bi bind leen état bi ñu bindee état receveur bi attribué ñu l'espace ñu jël teg ko ci loxoom ñu toppatoo ñu ko andil ñu poste de santé bi ak PAPES léegi nag ba ñu defalee loola ñoom aussi programme projet bi ñëw fi jàppale ñu wax ñu ne dinañ ko réaliser dans un délai raisonnable
réaliser nañ ko muy nekk tey jii lu ñu war a réceptionné ñu am si kontante am si mbégte ba nga xam ne xam na fu mu commencé mais amul fu mu yem. di wax ne outil bi ngeen ñu andil fii danañ si taxaw toppatoo ko te xam ne nit kenn du ko may lépp mu jël lépp lu ñu war a taxawee si outil bi dinañ ko taxaw def ko suñu yëfu bopp toppatoo ko duñ si xaar kenn si mu setalal ñu ko duñ si xaar kenn pour mu taxawel ñu si yenn yi ñu ñoo si taxaw toppatoo équipement bi am jàmm ak population yi toppatoo personnel bi fi nekk taxawu leen encadré leen te xam ne outil bii ñun suñu yëfu bopp la ñuy gërëm entrepreneur bi nga xam ne moom moo réaliser le projet dans un temps record parce que projet yombul te li ñu defal fii ñu bari amuñu ko te yombul donc nag bu ñu ko defalee ñun dinañ ko téye ak suñu fukki loxo toppatool ko suñu bopp jàppale commune bi jàppale état si yéene bi nga xam ne moom la ñu defal loolu nag ñu ngi siy sant ñëpp nag. merci beaucoup mais nag dama bëgg. Monsieur le ministre, nous les remercier. Monsieur le maire, nous les remercier du tour PADES, du tour département bi nga xam ne moom laa jiite mooy un département stratégique nga xam ne jigéen ñi ak ndaw ñi moom la président dénk ak famille nga apporter contribution bu rëy ci centre de santé bi équipé ko engagé infirmière ak sage-femme boo xam ne suba bu ñu neexee tey poste santé bi commencé fonctionner. Monsieur le ministre, encore une fois ñu les remercier waaye loolu bett ñu si ñun sa taxawaay yàgg nañ koo gis yàgg nañ koo naw yàgg nañ aussi félicité la ci li ngay liggéey fii ci Sénégal kon monsieur le ministre monsieur le maire ñu ngi leen nuyu baax di la sant baax di la gërëm. Remercier toutes les populations de la commune de Sangalkam profiter occasion bu nuyu monsieur le maire de la commune de Cambérène et monsieur l'adjoint au maire de la commune de Guinaw Rails Sud pour seen accueil bi ma defal ci suba. tëgee nag tey fii nag activité bu am solo boo xam ne ñun en partenariat ak PADES la coopération italienne ñoo ñëw di inaugurer infrastructure yi nga xam ne moom la son excellence le président Macky Sall gouvernement Sénégal lëkkaloo ko ak coopération italienne defal ko askanu Sénégal. loolu nag dafa ñëw dugg ci li nga xam ne son excellence monsieur le président de la république ci wax ju néew ji ak jëf ju bari ji bëgg Sénégal jëm kanam. mu tëgg programme Sénégal émergent teg son axe de le développement du capital humain fexe ba nit ñi fu mu dëkk ñu am éducation bu doy am école yu baax yu mën a jànge xale yi am suñu am poste de santé parce que la santé avant tout am aussi financement ak taxawaay bi nga xam ne jigéen ñi moom la ñu war taxaw pour mën a jëm ci kanam pour mën a jàppale seen ay famille kon gàcce ngalaama monsieur le président de la République kenn du moom ci réew mi ci liggéeyam ak taxawaayam kon ñu koy féliciter sama tur ak tur population yëpp di ko remercier parce que lii yëpp moo ko waral kon monsieur le ministre monsieur le maire ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la féliciter di wax ne waa population Sangalkam te outil bi ñu leen defal nii muy maison bu centre de santé bu am solo bi ñu fi teg li ci ëpp solo mooy ngeen porté ko nga xam ne seen yëfal yéen a ko moom nga entretenir ko def ci li ngeen ci war a def ñu féliciter en passant le médecin chef de district di remercier ma sœur chef de la région médicale de Dakar Ndeye Maguette di ko nuyu moom tam bu baax di ko féliciter en passant le ministre de la santé notre frère Abdoulaye Diouf Sarr